Allahumma salli ala Muhammadin sayyidul arabi wal ajam. waaw balaa ñuy dugg suñu troisième et dernière partie bi nga xamante ne nii mooy waxtaane actualité politique bi parce que l'islam aussi ci lépp luy doxalinu jamono ci la bokk mais dama bëggoon ñu waxtaane benn sujet bu ma naroon a fàtte te mu am solo lool jot ñu fi yëngal parce que dégguñ la ci réseau yi nga wax ci muy kaawu Zeyda Zaman ak kooku beneen waajooju fële ne ñoom xawma lan la ñu doon léegi loolu noo ko jàngatee. ndeysaan mooy réew mu amul kilifa rek. bugguma wax sax li ñuy woote ñoom. waaw xam nga ndeysaan l'islam tool la boo xam ne amul ku ko ñàkk. xam nga tool baykat nga mos ngaa bay. tool waaw mu nga gis nga tool bu ñu ñàggul nan la golo yi di def. fu nekk la golo yi di. ak nag yeeg bëy yi malheureusement l'islam bi fii ci Sénégal ñaguñu ko. nit ñi duñu mer ngir l'islam bi en général mais dañuy mer ngir tarixa tey loolu mu def noonu bu ko defoon ci benn tarixa coow li nee na kur dégg nga affaire yi. waaw mais problème bi mooy l'islam bi moom lu neex waay wax. bu jógoon ne maay beneen Fawade Wele wala maay beneen Soxna Jaara kon dootu ko dolli. waaw léegi nag yooyu yëpp problème la mais alhamdulillahi rabbil alamin sénégalais yi aussi yàlla mu ngi leen di leeralal ñu ngi xam ne tey wootekat yi dafa bari man damay wax toujours ne gis nga ñooñu noonu ñeneen dinañ génnaat. parce que réewu Sénégal mooy réewu woote. yaa ngi dégg tey comme dañoo bëgg yu rëy léegi nga gis fii ku ne samay ngént doom ji yàlla laa ko tuddee bés di nga ko fi dégg waaw di nga ko dégg fii ci réew mi maa la wax li yow Mouhamed du yaa ngi fi maa ngi fi. di nga dégg bés nit ñëw ne sama doom ji xam nga déggagoo ko. boo ko déggee fii bu mu la bett. sama doom yàlla laa ko tuddee di nga ko dégg fii ci réew mi léegi parce que dañoo rakkaaju te diine ji amul ku ko aar l'islam bi amul ku ko aar ndeysaan réew yu am fulla bu ko fa waxoon dootu ko dolli ba ilaa yawmi diine am nam réew moo xam ne waa ji dafa génn na ab yonent la waaw di woote na yonent la état bi xam nga nu mu def da ko booleeg boroom xam-xam yi réew ma ñu def ak moom débat ne ko justifier na yonent nga xam nga kooku day am problème parce que bu ko justifier wax nga dëgg de Zeyda Zaman ak waajooju de ku leen yóbbu woon journal 20h RTS ci télévision nationale bi après JT borom xam-xam yi ne leen ay ca waneel li ngay wax nii prouvé ko prouvé ko waaw mu nekk fa naan di daa dégg nga finalement borom xam-xam yi kepp ko waaw xam nga ki gën a neex a daaneel ci àddina mooy kiy woote ne yonent la gannaaw yonent yàlla Muhammad les textes sont là yonent dootul am gannaaw yonent yàlla Muhammad yonent bi ne ñi koy woote sama gannaaw ñëpp dañuy fen xam nga texte yu explicite yu concret amul débat moom de xamoon na lii kon bon peut-être xëy na sax mais dama bëgg a wax ne ñi am fulla dañuy aar seen diine di aar seen njaboot di aar seen population ci pas-pas yu yàqu yi kooku ma lay nettali réew moom kooku bi mu defee loolu fi mu mujjee biñ ko keppee mu xam ne ay daadaa lay wax ñu ne ko ne da ngay tuub publiquement wax ne lii nga doon wax du dëgg da ngay kii boo ko deful dañ lay rey atte l'islam mooy rey la parce que ku woote yonent gannaaw yonent yàlla Muhammad dañ laa war a rey loolu laa bëggoon a laaj dañ laa war a rey lan la ci l'islam wax parce que ñi jàng ñëpp xam nañ ne Seydina Aboubacar Siddiq ñaari xare yi gën a am doole ci addinaam gannaaw bi fi yonent bi jógee ñaara ko waral wala ñetti xare mooy yi ci ëpp doole bu njëkk bi mooy xurubu ridda ñi murtat génn ci diine ji gannaaw yonent bi mu xeex ak ñoom delloo si leen ñaareel bi ñi lànkoon ne du ñu joxe azaka gannaaw yonent bi mu takk xareek ñoom ni leen di ngeen joxe azaka ñetteel bi mooy Musaylimatul Kazzab est-ce que xam nga ne xare la guerre waaw guerre bi maanaam tey bu l'islam doon dox képp koo xam ne da ngay woote yonent gannaaw yonent yàlla Muhammad jar nañu takk armée bi pour xeex ak yow xam nga loolu du lu ndaw déedéet ñu ne ko ne da ngay tuub publiquement mu nekk fa di daa mujj gi muy jooy daal di yëkkati loxoom ne dam seytaane ma mënoon tuub naa jéggalu naa loolu buñ ko defoon coow du am déedéet lii kenn xalaatul nga koy def Arabie Saoudite waaw léegi njàngat mi nag oustaz mooy est-ce que ñun nag kon est-ce que réewum jullit la non xam nga réewum jullit mënuñu nekk jullit te mënuñu appliquer charia waaw maanaam li réewum jullit buñ koy wax mooy réew moo xam ne réewu l'islam la dañuy appliquer charia mais réew mi dafa am ay jullit
ay jullit yu askanoo ci l'islam réewum jullit mooy réew moo xam ne constitution ba l'islam la alxuraan la yonent bi la ñuy attewoo. waaw loolu amul. kon nag beneen bi aussi l'islam non yooyu ay façon wax la rek wax a koy indi rek mais ñi xam nañ ne fii moom est-ce que ñun suñu diine wér na parce que fii da ngay wax jullit na ko yow sawaay moytul dégg nga yi ngay def l'islam da koo tere mu ne non fii réewu laïc la réewu laïc la et après yow ngay jullit ñu naan la yàlla tere ni nga naan ay les réewu laïc la c'est-à-dire lu ma neex def c'est-à-dire mooy kooku moom duggagul ci diine ji ba léegi. ñun laïc ni ma ko tàmm di waxee laïc dafa mel ni lay la ci ñun rek. lay dañ koy layee rek. waaw laïc moom lay la te udxulu fi silmi kaafatan loolu la alquran wax. donc ñiy woote li tax ñuy woote mooy ñàkk am ku aar diine ji ñàkk am kilifa. tey nit ñi ni ñu ñagee seen tarixa yi ba ñeme woo cooy wax lenn. boo ci waxee réew mi àddina bi yëngatu. buñ ko aaroon l'islam woote yi dootul am. dëgg la te ce qui est malheureux mooy nit bu jógee na ab yónnent la wala yàllaa ma yónni ndeysaan doo dégg kilifa diine yi prononcé wu ci. c'est malheureux kilifa diine yi duñ ci wax duñ ko yëgal sax seen bopp day mel ni yëguñu ko. boo ko waxee ñu xarab la. non mais c'est grave mooy dëgg gi fii tarixa dafay ëpp doole l'islam. waaw léegi vraiment bu fekkoon yëf yi dëgg la conscience bi am na li ñu war a def ko. bu waxee kilifa diine yëpp a yëngu. ne ko bu ñu ko déggati. gannaaw yonentu dootul am yonentu yàlla Muhammad. wallaahi yonentu yàlla Muhammad gannaawam yonentu dootul am. même su jamono ji yonent di am jigéen mantu nekk yonent. wax dëgg yàlla. waaw wala nabiyun qattu unsa yujtaba aw abdin aw zu ahatin qablu naba wala qabla naba. mënul sax nekk sëriñ bay nekk yonent. jigéen du nekk yonent. nit ku am handicap physique du nekk yonent. jaam du nekk yonent. loolu la borom misbaahu saalik wax. loolu ci jurisprudence imam Malik bii ñuy wax. ca la nekk te ñëpp a ko jàng. ñëpp a ko jàng. misbaahu saalik dañ naan ci ngiru imam Malik la ñu bokk. ci tur mais lu bëree bëri ci ngir mi dañ koo jalgati duñ ci atte woo. Oustaz waxtaan bi dafa am solo. ba tax na damay wax ne pour ñu gaaw jënd ci chapitre boobu lii raam ci ñag bi la jëm dama ne wax boobu dafa feeñ ci situation bi parce que bu ñu gisee lu mel ni soxna Aïda. ñu fi laam-laame day woote xilaafa wala wootewu ko ñu dem ba yàgg ñu gis ko jigéen fële ne yonente bi la lii raam ci ñag bi la jëm lii raam moo yegsi ci ñag bi. ndax amoo ci njàngat loolu. waaw xam nga yëf yi moom bu la si kenn nax gis nga yàlla suñu ko joxul suñu bopp. jox ko suñu diine. cere ji da ciy xëpp suuf. waaw parce que gis nga bis bu ñu sàgganee diine ji aaruñu ko. sàggane téere yàlla bi aaruñu ko. sàggane yontu yàlla Muhammad aaruñu ko. noos mu ñu nekkit bés dina ñëw day ñagas. li ñu war a def mooy aar diine ji. dégg nga diine ji nañ ko aar mu jaral ñu lu nekk. dégg nga yi nga xam ne ay principe la ay principe fondamentaux la ci diine ji bu ko kenn laal. parce que ku woote yontu yàlla yonent gannaaw yonent bi lii sa atte mooy rey. est-ce que xam nga loolu. waaw. ku woote na ab yonent nga gannaaw yonent yàlla Muhammad dégg nga maam mboolem ay immatul arbaa les 4 mazahib ñoom ñëpp seen atte xam nga lu mu wax mooy kooku daa murtat dañ ko war a rey man damaa tiit te sénégalais yi ñooñ la ñuy jàpp di leen maslaak ñoom di kii te fekk l'islam rey na leen bu yàgg waaw mais sa waay fu nit ñemee taxaw ne man yonent laa gannaaw yonent yàlla Muhammad que la nekk jigéen naan man jigéen ja nee na yonent laa man damay ñaan yàlla na fekk bi muy wax loolu mu dof dégg nga parce que ndof dafa bëri façon parce que bëri na koo gis muy wax ni fekk nga koy condamné fekk daa dof fekk départ waaw départ na léegi ki départ nag di wax yooyu noonu kenn du ko topp waaw loolu c'est important waaw fekkee la ko dofloo moom loxoom nekku ci dëgg la Oustaz damay wax léegi laataa muy dugg ci li nga xamante ne ni moom lañ nekk muy màggalu Poroxaan gi ñu jàngaleem tuuti ci tegginuy jigéen faw ñu fàttali leen ne mënul jiite ci l'islam bu fekkee ay jullit lañ nga ne jigéenu jullit nga nangu ne da ngaa bokk ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mënoo jiite mënoo xëccu nguur mënoo jiite mbooloo sa kaddu dafa war a am fu mu war a yam waxatuma laak dajale ak mbooloo sa kaddu di jóg dafa war a am loo xamante ni moom nga war a toogee moom nga war a waxee dañ laa war a jiite parce que il faut nga nangu nag parce que bokk na ci nangu ñu lay jiite parce que loolu ci grandeur la bokk accepté ne yow sa giiru dund dañ laa war a jiite damay wax ne neexu la wax souvent dama koy wax mais lu naqaree dégg la yàlla moo leen bind ci esclavagerie ci la ñuy juddu
ci la ñuy màgg ci la ñuy dee mooy boo juddoo ndey ak baay nga fiy fekk ñoo lay tette ci seen kilifteef ngay dox soo fa jógee ñaan nga yàlla am borom kër ci waawam ak ci déetam ngay dox boo fa jógee tamit benn jigéen du la jullee benn jigéen du la yóbbu di la denc góor ñi ñoo lay yóbbaat denc la ci loolu ngay dee loolu nag faw nga am grandeur pour nga mën ko accepter léegi nag ku toll ni soxna Jaara Buso ci Poroxaan gi ñu nekkaale lim fi def ci njàngalem jigéen ci comportement wu jigéen ci ni mu nekkee woon ak borom kër ñu koy nettali ci askanu mbusoo gi lim leen teralee tey ndax tegginam nga kooku tey ndax jotul ñuy wax nag ñuy wax ay jikkoom que di bàyyi rek naan di bàyyi ba at ñu ne Poroxaan ñu dugg ci kaar yi dem ñëwaat du ñu jàngal suñu jigéen ñi tooginam. waaw Mouhamed démb def naa ba 2 heures du matin côté yooyu. man maa ngi seetaan benn documentaire bu ñu def Poroxaan. documentaire bi sedd sama xol torop. sunu yaay soxna Awa Dem. yal na ko yàlla gën a dooleel. amiin vraiment kooku. exemplaire la man dama jàpp ne soxna yu mel noonu war nañ leen teral réew mi war nañ leen delloo njukkal ku mel ni yaay Mariam Niass Seyda Mariam Niass ku mel ni yaay Awa Dem ku mel ni soxna Adja Binta Thiaw gis nga ñooñu wax dëgg yàlla président de la république da leen war a teral ci turu réew mi surtout di leen gën a may nopp tamit di leen teral dégg nga jël teraanga jox leen ne ko takkal leen ay médailles ñooñu yooyu ñuy takkal ñi liggéeyal réew mi yooyu la ordre national waaw yooyu noonu billaahi dañ leen ko war a takkal démb damay déglu soxna Awa Dem ma déglu discours bi muy wax ni mu ñoree ni mu amee xam-xam ni mu yiwee vraiment sama xol dafa sedd ma ne ma xoolal ma maire bu baax bii rek xoolal ma nit ku yiw kii rek dégg nga vraiment réew mi ñi ñu war a teg ci kanam feeñal leen defuñu ko ba léegi ñu jógee ci maire bi wane xale yi mais démb dama bég ndeysaan ñuy wax ni ñuy def ba mokkal alxuraan maam jaare yi kii ne man ñetti at laa jàng mokkal kaamil bi ma mokkalee ba pare ma jàng xam-xam léegi après ñu delloo ma samay waajur après ci lañ ma woowaat ñëwaat ma jëlaat ma may jàngale ci daara ji kii naan 4 ans laa mokkal kii naan vraiment bu ñuy jàng alquranul karim yow da ngay bëgg nga xam ne njàng mi mën nañ ko jàng fu ne ci àddina bi fu nekk ci àdduna bi waaw léegi daara maam jaara boobu noonu état war na ci def dooleem doole nañ jàppale daara jooju te bàyyi ñuy naan nit ñi di majaal ci mbedd yi naan nañ yóbbu daara maam jaara loolu dañ koo war a dépasser loolu comme réew mee ko moom réew mee ko soxla billahi wal kitaabi daara maam jaara buso boobu état bi dafa war a jël ci budget njàng mi di ko fa def daaray kokki yi ñu wax ne mu ngi ci budget njàng daara kokki daaray kokki état bi dafa war a jël budget bi di ko fa def daara Fass Touré daara ngaabu daaru yu mag yooyu daara Adja Binta Thiaw nga xam ne daanaka plus de 1000 jeunes filles ña nga fa Aïchatul ummul muminina mokkal alxuraan ci façon boo xam ne dafa yéeme xale bi njëkk a dem concours jël 3e soxna Ndombur Seen ci daara Aïchatu ummul muminina boobu la génne état bi yorul leen dara loolu dafa ñaaw daara maam jaara bi nekk Poroxaan état na ñu jël budget bi dugal ko fa maam jaara yi ñu gën leen saytu parce que ñooñu moom bu ñu bëree ci réew mi jigéen ñu yàqu yi non bu soobee yàlla dinañ fi jóge te vraiment xale yi waxuma la dara njàng mi mais yar bi ku ciy wax da ngay xam ne yar nañu la ku ciy wax da ngay xam ne kii nettali nañ ko jaar-jaaru maam jaara te fas na yéen a teg fa tànkam loolu mooy dëgg yal na leen yàlla aar di profiter ci occasion bi yaay Awa Dem ñu ngi koy ziar bu baax ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax man démb dama sama xol dafa sedd daal waaw dama waxam dafa ma dugg torop moom yaay la yarkat la ci njàngaleem soxna maam jaara Buso yooyu man damay tàmm di wax ne dafa jot sax bu ñuy muur suñu seeti ñu bàyyi di leen wax muñ leen xam nga lu tax oustaz dem nañ ba jàpp ne sëy dafa naqari muñ rek ka fa war a am ndax nit ñuy topp muñ leen nañuy jël jikkoy faa wàdd wele ya jikkoy soxna jaaree di leen ko sol dafa am benn nettali bu ma dégg ñu wax ko ci maam jaara Buso ñu ne keroog bañ koy muur pour yóbbu ko kër maam Moor Anta Sali suñu maam ju baax jooju Buso ge yëpp toog imam yi toog waa dëkk bi notable yi toog ñu koy yab way juróom ya tiim ko naan ko fa nga jëm kër gu mag la këru diine la boo demee melal nii mu dog leen ne leen jox naa leen cër loolu waaye damay wax ne Mariama ibnu Insa Aminata
rasulullahi su ma maase woon ak ñoom jamono indi yonenta ni ñoom waaw ndax fas yéene naa fa ma jëm jur fa wàlliwu waaw te ba mu demee def na ko yooyu njàngale nag laay wax dafa baax ñu koy wax suñu jigéen ñi ñu koy yebee suñu séet yi di ko wax suñu doom yu ndaw yi ñu xam ne am nañ ay royuwaay yoo xam ne nekkuñu ci novelas yi nekkuñu ci WhatsApp yi nekkuñu ci Facebook yi loolu laa amoon daal lu ma la ci dolli mais dara loolu nga wax Mouhamed dëgg la mais comme tamit ni ngeen def nii di profiter di ci wax di xamal nit ñi daara ji lan la man jàpp naa ne seen kilifa gi mooy si waaw Amadou si si na leen yebal ngeen dem Porokhane demoon bon équipe bi naroon na dem Porokhane mais seulement ñun événement yu mag yëpp dañuy dem non mais waxuma dañu naroon dem waxuma loolu de pour ñu dem ci daara ji def fa reportage c'est-à-dire daara maam jaara ji ci boppam waxuma ay dem ci màggal geeg yooyu waaw da ngeen di dem daara ji def fa reportage boo xam ne day xale yi da ngeen déglu leen loolu ngeen génne ko yéen wan ko àddina bi parce que yéen seen xam nga tamit yéen réseaux sociaux yi aussi ci problème yi ci ngeen bokk oustaz bàyyil ba ci fin bi nga doog ñoo attaqué nag waaw ok parce que man manuma semaine bi yëpp jógee entre nous ñu attaqué ñu foofu ma ñëwaat fi attaqué entre nous def nañ émission ngeen attaqué site yi askan wi yëpp tey ñu ñëwaat fi ma leen attaqué non waa télé ba ñoo organisé woon benn débat d'accord man seetaan ma loolu sax man xaw ma noonu la demee quoi dama lay toojaale léegi ci fin bi dinaa la bàyyi nga wax li nga bëgg a wax message bi ci site yi bu ñu jógee ci loolu ñu dem ci li nga xamante ne nii nag moom mooy événement yi fi amoon xale yu jigéen ñi doon rëcc ñii di réer di dem kenn du leen gis ba laalaale kilifa googu nga xam ne moom mooy Mame Makhtar Gueye Jamra doomam bu jigéen demoon ci période Saint-Valentin bi feetu mbëggeel googu bi mu ñëwaatee mu jur ay polémique situation boobu yëpp noo ko jàngatee. doom ji fan la demoon. bon doom ji dafa réeroon loolu nañ wax ñu toog ay fan gisuñu ko bi ñu demee selon li information yi génne ci enquête bi moom mooy doom ji finalement dafa àndoon ak liñ naan far copain am la àndaloon dem ci benn auberge foofu après mu dem kër benn xaritam fa lañ ko jëlee indiwaat ko delloo ko ci njaboot gi way jur yi ñu ngi weddi loolu li nga xamante ne ni ñoom ñoo yore woon enquête bi ñu ngi dëggal loolu situation boobu yëpp yow noo ko jàngatee ku toll ni Mame Makhtar Gueye aussi. waaw xam nga Mame Makhtar moom population sénégalaise bi war nañ koo ñaanal waaw xam nga man mii di wax nii am na yoo xam ne ànduma ci ak Mame Makhtar man mi ngay wax nii waaw am na yoo xam ne ànduma ci am na événement yoo xamante ni jaar na fi sama position bosam dafa bokkul mais tey bu ñu doon tànn ñi gën a mën a xeex défendre valeur réew mi Mame Makhtar ci la bokk ak lu waay mën a wax côté boobu noonu moom rôle bi mu ci joué te loolu du moom kese Jamra la Jamra depuis Abdou Latif Gueye imam Massamba Diop imam Makhtar Gueye Bamar Gueye imam Moustapha ñooñu réew mi dañ leen yoreel njukkal wallahi bari na ñoo xam ne seen doom mucc na ci wàllu dorog ak cagatu ak def lu bon grâce ñooñu la ci ñooñu la ko yàlla jaarale dëgg la àddina dafa bëri ay lobby yi aussi il faut ñuy xool ñu mel ni Mame Makhtar Gueye ñooñu duñ leen bëgg parce que man dama jàpp ne ñi bëgg a profiter ci affaire yi naan doomu Makhtar Gueye def na lii te xam nga it déjà nee nañ ni commissaire ba xawma lan communiqué bu baaxul moom warutoon a wax loolu ci publiquement parce que loolu du liggéeyam dégg nga ko. waaw oustaz nag ci kaaraange réew mi nag bokk na buñ ne xale dafay réer te fekk réerul ñu yor kaaraange gi ne réerul woon. waaw parce que loolu tamit daf ci bokk ci leeral kaaraange gi. que ne réerul. parce que boo nañu daa réer. ñëpp jàpp ne daa réer. waaw njaboot yëpp dañuy tiit ku yor njaboot da ngay tiit naan xale yaa ngi réer xale yaa ngi dem ñuy jël xale yeeg lu leen yóbbu. mais soo waxee loolu ñu dem ba ci biir gis ne ci wàllum kaaraange réerul il faut ñu communiquer ne réerul woon fa mu nekkoon moo fa nekkoon ak coobareem. waaw xam nga léegi question Mame Makhtar Gueye damay wax ne même bu fekkoon ne sax loolu la. même bu fekkoon ne loolu la. te man jàpp ma ne noonu la demee. mais nit ku baax. léegi tekkiwul ne sa doom du def njuumte. waaw. bokk na ci nattu borom xam-xam. waaw tekkiwul ne sa doom du def njuumte. nangu naa bokk na ci nattu borom xam-xam. sa jabar wala sa njaboot ñooy ñëw di def loo xamante ne ñoo lay wàcc. parce que yow sa combat bi ngay jël da nga koy jël sa diggante ak sa borom. yàlla mën na la dimbale sa njaboot jàpp ci fekk ci mën nañ cee ñàkk a jàpp. waaw da ngay gis bàyyi nekk jullit doom ja nekk yéeféer. waaw da ngay di gis ni kii juddu nekk tijaan baayam nekk murit kële xëy nekk ibaadu te ci benn famille bi la ñuy doon. te duñu bokk benn gëm-gëm. loolu mbiru yàlla la. mais Mame Makhtar
jàpp naa ne même su fekkoon doom ji dafa def loo xam ne àddina bi yëpp xam nañ ne lii lu bon la du tax nag nit ñi di wax ci moom lu leen neex. parce que Mame Matar kilifa la dégg nga li mu def ci réew mi ñëpp teg nañ ci seen bët. te it boo xoolee ñaare bi problème yi amee ñi doon wax ci moom wax yu ñaaw yi yëpp nit ñooñu de mbon neex na leen gisuma benn kilifa diine boo xamante ni wax nga ci moom wax ju ñaaw. or que dañ ko doon défendre. moo lay wan ne del xool toujours ñi koy défendre ak ñi koy xas. waaw boo xoolee ñi koy xas mel ni ñu ci kontaan di profiter ci affaire bi xamal ne ci waa boor bële lañ bokk waa gauche lañu. dégg nga. dëgg la dara donc loolu moo lay wan. Mame Makhtar ni mu amee solo ñaare aussi ñun dañuy ñaaw njort si jamono jii ñu nekk. ñaare boo amee combat yu mel noonu lobby yi dañ lay taqal. dañ lay créer. dégg nga te moom mu ngi ci xeex góor jigéen yi mu ngi ci xeex drogue yi mu ngi ci xeex lépp du ñàkk ay noon waaw waaye ñun daal li ñu mën a def mooy doomam dellusiwaat na ci ay loxoom. dégg nañ doom bi xel mi dafa mel ni dafa demoon. daadaa yi bari na ci ñii wax nañ la ñële wax nañu la te xale bi xaleel la am na bunt yu bari yuñ ko mën a jàppalee ngànt ñu ngi ñaan yàlla na dellu ci ay waajuram déglu li baayam di wax mu fas yéene bu mu rusloo baayam bu mu rusloo ay waajuram loolu lañ koy digg. jërëjëf Dramé kontaan nañ ci waxtaan boobu léegi nag fi mu toll nii dañuy attaqué li nga xamante ne nii moom fi mu toll nii maag yow mii di ko waaj a waxtaane bu fekkoon dañoo bokk ci gouvernement bi bu ñuy noppi ñu ñuy dàq ci gouvernement bi ndax ñi ko jot a junj ñëpp seen ëllëg ci ànd ak Macky Sall mujjul président Macky Sall mujjul neex moom mooy 3e mandat gi 3e mandat bi ba léegi jiixi jaaxaa ci bopp askan wi yow en tant que sénégalais nan nga ko jàngatee balaa ñuy wax islamologue bi lan la ko jàngatee. waaw man sama sénégalais moom sama diine laa jiital man lu ma jàngat en tant que sénégal damay jàngat en tant que jullit en tant que citoyen. waaw ok d'accord. léegi lenn rek moo ma ci metti man. mooy bi ma déggee ñuy wax naan dina def 3e mandat wala du ko def wax ci jotagul man loolu wax kàddu gu ni ma naqare man yàlla doo nga ko xam lu passé ñu naan wax ko jotagul. waaw wax dëgg yàlla. loolu mooy problème bi wax ko jotagul. passé na de. passé na wax nañ ko ba pare. kooku ay moom it dafa juum président bi tax warul taxaw fii naan du ma wax waaw du ma wax déet su ma waxee waaw ñii nang su ma loolu mooy waxu lan yow wax nga déet ba pare pour yow dafa juum. daa non njuumte la. juumul de. loolu waru ko def waaye ban stratégie. stratégie la saway loolu dama ne loolu xolal xam nga lan la. 3e mandat lam cee wax na ko. leer na moom mu ngi ci dernier mandat am. loolu la wax répété ko ñu répété ko waxati ko picc yi sax moom la ñuy sabee wax ji leer na naññi xam nga léegi lan moo ko war. na yeggali lii ci jàmm. ñaan yàlla njuumte yi mu def. rëcc yi mu am. ak yi mu yoreel sénégalais yi. yàlla jéggal ko. parce que tamit nag ku jiite réew ñaari mandat juróom-ñaari at ñu tegalaat la si juróom askan dafa garaaw te sénégalais bu nekk nga nar a layoog moom yomal qiyaamati loolu lu doy waar la. léegi ay farandoom bu ñu génnee kenn ki nga xamante ne ni moom mooy Boun Abdallah Dionne bokk ci ñi ko gën a jege mën nañ wax loolu mu ne ñu nag moom ba 2035 keneen feggee ci wàll wi ne mandat bu njëkk ba c'est-à-dire kii bu njëkk ba 7 ans yi du boobu duñ ko compter bu juróomi at bii la ñuy compter donc dese na ko beneen juróomi at bu mu war a laajaat loolu lépp yow ban jàngat nga ci am. lenn de laa lay xamal. man wax yooyu waxu picc laa ko jàppee. ay waxu jonn xawma Boun Abdallah Dionne ak waxu Mbaye Ndiaye wax yooyu waxu picc la amul bopp amul genn te jàpp naa ne su fekkee président de la république la mu waxoon ma nga ca wax yooyu da koy naqari da koy soof gis nga histoire bi moom ubbil nañ la bunt bu ngand bi da nga ciy jaar rek waaw te fii ñu toll nii àddina du yàgg ba ñu wax ne Mbaye Ndiaye nekkoon na président Sénégal moom la moo doon 3e président xawma moo ñëwoon gannaaw Ablaye Wade wala Boun Dionne Macky Sall la ñuy wax loolu la ñuy jàng ci histoire bi moom mooy xam li mu bëgg. waaw ñooñu nga xam ne seeni intérêt la ñuy xool est-ce que xam nga président bu am 3e mandat ay nit ñoo la ko wax. waaw ñi am 3 di indi coow seen réew yëpp ba ñuy wax amoon nañ yéene bi mais dañuy dem ba mu yàgg comme ñam nañ nguur gi neex ñii bañ a daanu parce que bu nguur gi daanoo dootuñ xam fu ñu jëm wala nangam ak nangam ñoo koy gëmloowaat affaire bi waaye président bi moom moo war a am mët ne leen man jeexal naa ay su ma waxee nii ñii dootuñ liggéey ak nangam ku liggéeyul nga dàq ko sénégalais yi mën a nekk ministre ci réew mi du jeex nañ wax dëgg nag sëñ bi Mouhamad loolu du lay beneen bi
mooy toog naan buñ ci wax dañ ciy wax. parce que ku ndóbin rey sa maam. waaw am na lu ci wolof wax. waa léegi jàppoo ne dañoo nekk di ñu jauger di roof wax ji ba xam sénégalais yi nu ñuy réagir di jàngat situation bi. pour bu ñu demee ba tollu ca nag ñu ne ñu ko pan bàyyee ñu ko. waaw léegi xam nga loolu nag ñun moom la réew mi wartu nangu. moo tax léegi lañ ci tàmbali di wax. nañuy wax guddi di wax bëccëg naan ko président la nga waxoon sàmm ko. gor ca wax ca. bu fi def mukk ni fi Ablaye Wade defoon. waaw. te wax jooju dugg na ci histoire maa waxoon waxet. waaw histoire du ko fàtte ba ilaa yomi diini te du ko baal Ablaye Wade. lu ko dal rek looloo ko teg. bul ko def beneen bi mooy boo ko jéemee defit du sotti réew mi mooy am problème. te réew mi su amee problème nga am problème. dégg nga. parce que mbéj moom mbéj la rek. waaw. koo dóor mu métti bu la dóoree day métti. te askan bu fippoo ne du ma nangu lii du ma ko nangu. sénégalais yi bokkul ci seen programme. léegi moo tax ma jàpp ne képp koo xam ne am nga kaddu. ngay kilifa diine. wala ngay kilifa aada. wala nga bëgg réew mi mbaa nga gëm ngor. gëm jom. yëkkatil sa kaddu ne ko sëñ bi. yal na nga yeggal ci jàmm. nga joxe réew mi. ñu ñaan lanteeg yow. keneen ñëw. parce que wax dëgg yàlla réew bu ñu la ko joxee. ñaata at fukki at ak ñaar wala ñett. fukki at ak ñaar la 12 ans. fukki at ak ñaar. sa mën-mën daal baax na. fi mu nekk nii joxal keneen mu seet ba xam. test romb nga faa. waaw vraiment jeex na li nga mënoon daal wax dëgg yàlla. def nga ko joxal yeneen sénégalais. sëñ bi dara amee sax loo mënul def ci fukki at ak ñaar. est-ce que mën nga koo def ci juróomi at. moo tax jarul laajaat moo tax bu sénégalais yi di waxati mukk naan wax ci wax ji jotul. jot na de. dafa romb nañ koy wax ci xew-xewu diine yi. waaw ne président bi yàlla na yeggali mandat bi ak jàmm. organiser élection ci jàmm. ku sénégalais yi tànn nga ñëw jël réew mi. léegi oustaz suñu njiitu dégg naa réew président ba nekkoon Côte d'Ivoire. temps yële doon na waxi ñetteelu mandat. mais moom génn na ci dégg naa. waaw def na déclaration nee na dootu ko def. moom day joxe réew mi. léegi nag loolu man jàpp naa ne président Macky war na roy ci loolu nu mu gën a gaawee. def lu ni mel wax lu leer. dégg nga parce que tamit li ngay bañ day am faaw ñu wax. kon waxal li nga xam ne mooy dëgg rek mooy lii am mooy dootuma bokk. bi nga naan sax li ngay bañ faw mu am dama yaakaaroon da ngay wax yàgg di nga jóg ci nguur gi moonte suñu borom subhaanahu wa taala ndax lii la xamoon ba taxoon mu wax ne maay jox nguur ku ma neex waaye bu jotee dama koy fuqarti parce que xam ne ne ñun dañ ciy ngoy suñu bakken lañ ko teg lii la xamoon de. waaw xam nga li gën a naqari ci àddina mooy folleeku. te àddina la ca gën a kawe ci pouvoir yi yàlla di jox nit mooy nguur. ci wàllu àddina. nga xëy ñàkk nguur dafa métti. dafa métti goo xam ne li ci aju dafa bari beneen bi ñu bari seen jaar-jaar bi ñu yor réew mi dafa am yoo xam ne dañ koy lijjanti seen gannaaw. loolu dina tax ñu tiit xam nga tey bu fekkee am na dossier yu fi nekk ñi àndoon ak président ñu tudd leen ci. te bi mu fiy nekk leerul dégg nga. léegi beneen président ñëw war a yëkkatiwaat dossier yooyu. borom dossier yooyu dañ naan ko defal 3e mandat. waaw c'est askanu yow lañ bëgg ba léegi boo waaw. lu muy gën a yàgg muy gën a baax. waaw parce que ñoom seen bopp la ñuy protéger. comprendre nga. macha allah surtout loo xam ne tey nag moom fi ñu toll. mën na am sax ndeysaan ni ko nit ñi di foogee ku ñëw da ngay jàpp rakk jàkk parce que xaalis bi ñu tudd rakk ji dafa bari yu mel noonu. bu nit di def loolu xelam. du joxe nguur. waaye da ngay joxe nguur te yàlla tax. nga sàmm sa kaddu. parce que sàmm kaddu dafa am solo. gor ci wax ja. gis nga man su ma xasee wax ak yow dara nii fi ñu toll nii Mouhamed. ñu toog gannaaw suba may naan la ñu waxoon maa ko waxoon jeex na. président bu mu waxati ñaari wax bu mu wax ju lëndëm. ay ku fi wax 3e mandat ma dàq la yooyu ay wax la. 3e mandat dañ koy wax président jeexal nga. waaw dégg nga ñooñu ñu dàq ñu waruñu leen dàq. pourquoi ñu leen di dàq. ñaata lañ dàq ne parce que dañuy wax affaire 3e mandat. léegi ñi wax ne nag moom pareeguñoo ak moom ak kii wax naan constitution bu bees bi Mbaye Ndiaye ñooñu lu tax dàquñu leen. parce que li ñuy wax da koo neex de daa mel ni. loolu lu tax dàquñu leen yooyu yëpp dafay teey xel. comme xel day teey nag. moo tax sénégalais yi nañu yëkkati seen làmmiñ. kilifa diina yi. kilifa aada yi. borom daraja yi. ni nit ñi di déglu. ñu ne ko ñu yaa ngi ci dernier mandat. jeex na. yàlla nañ yegg ci élection yi ci jàmm. nga joxe lenge yi. Sénégal li nga fi def ci lu baax. histoire du ko fàtte. léegi boo defee leneen loo xamante ni safaan la. mais histoire du ko fàtte. noonu kese la.
fi mu ne Ablaye Wade li mu fi defoon. waaw nettali rek ci lay mujj. waaw yan na yàlla indi jàmm ci réew mi. ba élection yi nga xam ne moom ca lañ jëm moom ca lay jeexalee. mu joxe ko ci sedd. joxe ko ci ngor. ci fulla ci fayda ci dignité. loolu mooy tax mu dugg ci histoire ci bunt bi gën a yaatu. jërëjëf Dramé lii moo nekkoon thème yi nga xam ne moom lañ indi woon fii pour waxtaane ko ki nga xamante ne nii moom mooy oustaz El Hadji Mouhamadou Lamine Dramé ñu gën ko xam ci Al Amine Dramé mu nekk 2STV waxtaan wi jeex na de wala daa am. waaw jeex na di leen nuyu bu baax a baax. di leen wax yal na yàlla gën a barkeel seen liggéey. Amine Dramé. waaw di leen wax rek ne site yi génne góor jigéen yi. di leen publicité yéen bu leen ci bokk. parce que kat lépp lu jaar seen site yi nit ñi seetaan ko. yéen bàkkaar yi da ngeen ci am yowmal xiyaamati. lépp lu fa jaar ci lu baax it nit ñi jëriñoo ko tiyaabu ji da ngeen ci am yowmal xiyaamati. affaire ngóor jigéen da ngeen ko xeex yéen yéen a gën a mën a xeex ko. site yi nga xam ne ñoo leen di dooleel ak théâtre kat yi nga xam ne dañuy bind scénario di ci def affaire ngóor jigéen nañ ko bàyyi. gis naa théâtre bu bon bu ma gis ñu publicité fii nii. waaw ñu fi wane ñaari xale yu góor jigéen. publicité rek la man xaw ma kañ lay daw sax. bu lu bon la kooku borom télé bi sax warul nangu mu fay daw. dëgg la dégg nga yooyu nañ ko moytandiku. parce que réew moo xamante ne ni tubaab yaa ngi ñi siñ fang ne par force nu ñu mënti def dinañ fi daganal góor jigéen indi fi ay loi loolu waroo leen dooleel waroo leen génne nit ñi di leen xam ñi influence du réewoo leen sax man xaw ma sax réewoo leen sax waaw bi ma man xam nga bi ma gisee affaire ngóor jigéen rek laa ne lii moom wax dëgg yàlla affaire seytaan la ki bind scénario bi xaw ma kan la mais war na xoolaat boppam borom télé ba nag waaw ki bind scénario bi non c'est-à-dire que scénariste yi dañu bari képp kuy def bind scénario bul ci dugal affaire ngóor jigéen bu fekkee gëm nga yàlla gëm nga yonent bi waaw léegi oustaz ku bind scénario bi ba pare léegi moom waru koo bind waaw bu ko bindee ba pare nag ndax war nañ koo teg waaw ñi koy teg tamit damaa bëgg nga wax ak ñoom déggoo li ma la wax daal Dakar Buzz daal nga mën a sànni xel waaye ñoom Bougane ak ñoom El Hadj Ndiaye daal Youssou Ndour doo leen wax dara man maa la wax du ma leen wax dara damaa gis kat nga waxoo leen dara naan scénario bi waaw mais balaa ngay fel gémme ñu sàmm nag da ngay xam na mu la mu walis ayca walisa man paree gu ma di waaw walisa man daanee la gu ma sax nga nag nga bëgg maa kii yow tamit dama ni waaw képp koo xamante ne ni day bind scénario ci affaire ngóor jigéen kooku na ragal yàlla képp koo xam ne dañ laa woo pour nga jouer théâtre jox la rôle góor jigéen kooku na xam ne def na lu bon def na lu ñaaw yàq na famille am yàq na ay mbokkam yàq na histoire am man boo yooyu naka la ñuy siggiwaatee di xool seeni moroom loolu dafa ñaaw beneen bi télé yi alalu àddina wartu jar ngay tas affaire ngóor jigéen kooku moom Samba ak Demba laa ci yemale comprendre nga képp ngóor jigéen moom mook sàngaraa yam rek yàlla rëbb na ko koy jaay ka koy nal oto ba koy yeb boutique ba koy jaay ka koy jënd kam ko yónni ka koy publicité ñoom ñëpp la yàlla rëbb affaire ngóor jigéen tamit noonu la mel waaye li ma njëkkee woon artistes yi nañu wane seen position mu leer animateurs yi nañu wane position mu leer comme yow ni nga def nii man duma góor jigéen damay xeex góor jigéen ku koy xeex boo ma wooyee ma ñëw na ko artistes yi def te man li may jéem nag ci affaire ngóor jigéen suñu artistes yu mag yi gën a siiw ci àddina bi Afrique duñ ci yee duñ ci yàppi dafa mel ni daal affaire bi ñoom concerné wu leen wala boog da leen a neex dëgg la Dramé léegi suñu sa waa ji Amadou Sy waaw si nag moom xam naa li ma ko nar a wax damay bàyyi ba kii rek ba jël ko hors antenne waaye macha allah ku baax la ku am yar la dëgg vraiment te it yéen thèmes yi ngeen di aborder rek mooy wane ne yéen ay nitu valeur ngeen dégg nga Goebbels moo nekkoon ministre bi yoroon affaire information ci jamono Hitler moo daan wax ne jox ma média bu amul conscience ma jox la population bu inconscient c'est-à-dire média mooy yàq peuple mbaa mu defar ko yéen nu ngeen mel rek ñaare noonu la population bi di mel moo tax yéen xëy na ligne bi ngeen jël ni ñi ci soobu bareegul mais ngeen sax ci parce que it soobu lu baax yomb na waaye yegg moo jafe kon si yal na la yàlla jàppale yéen ak waa Dakar Buzz di nuyu sama xarit bi sama turando Mouhamed la kontaan nañu lool si dalal la fii si kër gi yal nañu yàlla jàppale yàlla aar réew mi feebar bi yal na ko yàlla dindi ci réew mi nit ñi nañu dal te déglu kër docteur yi luñ ñu wax loolu la corona du yàlla as feebar la comme yeneen feebar yi yu ko gën a garaaw a ngi fi nit ñaa ngi dund ak moom ñi mu dal
dégg naa benn docteur mu ne bu dalee téeméeri nit ñaar ñoo ciy dee 2% téeméer boo jël ñaar la mën a rey daanaka te ñi muy rey en général dafa fekkoon ci ñoom beneen jàngoro bu nekkoon ci ñoom wala màggat mu amul doole loolu jar na ñuy rëf wala xale bu amul doole loolu kañ maîtriser ko yomb na Mouhamad wax dëgg yàlla jarul rëf-rëf ji jaru ko jërëjëf ñu continuer di ñaan nag di ñaan rek parce que ñaan mooy ngànnaayu jullit wasalaamaaleykum wa rahmatullah mu nekkoon El Hadji Mamadou Dramé ñu gën ko xam ci Al Amine Dramé moom lañ dalaloon fi nga xamante ne ni moom mooy Dakar Buzz TV ak dakarbuzz.net mu nekkoon émission man ak moom bi nga xamante ne nii ci la ñuy waxtaane lépp luy actualité bi di ci waxtaane ñiy def buzz ci actualité bi tey nag ñu ñëwoon waxtaane ak moom point yi ñu fi jot a junn ñëpp di ñaan ci buzz yi nga bokk kañ ñuy ñaan liñ fi waxtaane mu amal njariñ askanu Sénégal di leen jox dig daje beneen yoon ci beneen waxtaan am aw allahumma salli ala muhammadin sayyidul arabi wal ajam allahumma salli